Bijou préparé nañu naka lay def ci organisme on va la retrouver chez elle aussi en mode télétravail et en visio pour mu indil ñu lu ñu mën a dégg mën ko comprendre ci feebar bi peut-être bu ñu gënee tiit dinañu ko gën a moytu parce que actuellement ñu bëri conscient wuñu ci danger bi et pourtant wax naa ko léegi nii le danger est réel Bijou si maa ngi lay nuyu tey ban côté nga féete ci kër gi. maa ngi wër rek Pape. foo ne ni. mais tableau bi xàmmeewu ko fi laa nekkoon la dernière fois. man fii xàmmeewu ma ko de fii bokkul ak fi ma ñëwoon keroog de yow est-ce que yaa ngi sa kër. boo demee tu war nga toog de kër Adja Paté. non te tëj nañ kër yëpp instant yi kenn seeteetul kenn Pape Cheikh ku nekk yaa ngi toog sa kër maa ngi wër kër gi daal maa ngi def tourisme à l'intérieur de la maison. bon c'est pas grave amul na mante amul jàmm santé ne ñëpp toog seen ay biir kër loolu mooy consigne bi loolu mooy message bi nga xamante ni moom la ñuy jàllale ba tey et ñëpp war koo respecter li tax ñu war koo respecter Bijou yaa ngi ñuy wax ni feebar bi dafa garaaw yow jot nga ci enquête ba xam lan lay def ci organisme. alors Pape Cheikh coronavirus boobu ba léegi ñu ngi koy expliquer nit yi balaa may commencer damay masaw waa Sénégal yëpp ki nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy Pape Diouf deseem yaakaar naa ni tey amul benn sénégalais boo xamante ne méttiwu la démb ñëpp a triste tey nit yi bi ñu yeewoo tristesse la ñu yeewoo parce que bu ñu sañoon dinañ wax coronavirus ba mu jeex Sénégal du am décès rawatina nit ku màgg ku mel ni Pape Diouf nga xamante ne boo ko rencontré même une fois il te marque à vie donc c'est une grosse perte pour tout le Sénégal et pour le monde entier loolu moo waral tey ma ne xaaral ma préparer sujet bi may def expliquer nit yi coronavirus bi bu duggee sa yaram naka lay def peut-être que message bi dina gën a dugg ba nga xamante ne dinañ war a gën a moytu pour rappel balaa ñuy wax virus bi naka lay évoluer ci yaramu nit yi ñu wax juste contagion yi nga xamante ne c'est possible maanaam ku am feebar bi bu sëkkatee wala mu ci sooli loolu yooyu dal la mun nga am feebar bi di coronavirus wala nga laal ay objets yoo xamante ne tey ku am feebar bi laal na ko symptômes yi nga xamante ne moom la ñu gën a remarqué mooy fièvre fatigue sëqët ay métit ci yaram wala ci bopp ak difficulté respiratoire dans les cas les plus graves naka la ñuy ñëwee ba egsi foofu coronavirus mooy virus bi nga xamante ne yéen a ngi koy gis ni ñu ko xàmmeewee mooy couronne yi nga xamante ne moom moo ko wër ay protéines ñoom ñoo fa nekk yu ñu tuddee spicule mun na duggee ci suñu bët suñu bakkan wala suñu gémmiñ su duggee nag dafay daal di dugg ci ginnaaw lu ñu tuddee ay voies respiratoires maanaam suñu bakkan ci biir wala ci biir gorge bi foofu lay dugg su ko defee couronne yi nga xamante ne moo tax ñu xàmmee ko moom mooy accroché wu ci li nga xamante ne moom la ñu tuddee membrane cellulaire pour nit ñi xam lan mooy membrane cellulaire ñun nit tey li ñu constitué mooy ay cellules entre 10 milliards ak 100 milliards de cellules la ñu am ku nekk ci sa yaram membrane nag tey bu ñu ko doon expliquer di membrane cellulaire mooy peut-être lu ñu mën a tuddee peau cellule bi moom ci lay jafandu bu ci xasee ba jafandu ak pikam yooyu nga xamante ne moom la ñu tuddee couronne dafay commencer di wàcc nànk-nànk ci suñu ay voies respiratoires su fixé woon nag commencer produire lu ñu tuddee ARN nag dafa ndiroog suñu ADN bi nga xamante ne moom mooy déterminer lépp li nekk ci suñu code génétique léegi nag su dugalee su produire ARN bi day commencer di ko dugal ci suñu biir cellules yi li gën a garaaw mooy bu duggee comme suñu organisme xàmmeewul virus bi du ko jàppee loo xamante ne daf ko war a xeex ndax ñun am nañ système immunitaire boo xamante ne système immunitaire inné lañ koy tuddee bu gisee lu mu xamul ci organisme bi wala maladie bu mu xàmmee da koy daal di gaaw jël phagocyté ko feebar bi deñ mais moom comme xàmmeewuñ ko day dugg ci cellules yi non seulement détourner leen ci seen ay fonctions yi nga xam ne moom la ñu am di leen pousse nag ñu produire ay milliards de copies plutôt ci virus bi di coronavirus léegi nag moom heure bu ñu ko produire day éclater daal di dugg ci yeneen cellules yi nga xamante ne moo taqaloog cellule bi mu duggoon bu ko defee muy wàcc nànk-nànk ba egsi ci suñu poumon yi su egsee ci poumon yi nag situation bi moom mun na basculer à tout moment ndaxte suñu poumon yi bu gisee
gisee loo xam ne daf ko jaaxal day gën a liggéey ngir mun a indi oxygène ci biir suñu yaram léegi nag bu koy def suñu alvéoles yi dafay gën a gonfler circulation d'oxygène bi daal di gën a difficile et puis liquide commencé daal di solu ci suñu biir poumon yi boole ci cellules yi nga xamante ne tey moom yàq na leen day duggaale ci poumon yi léegi nag loolu mooy indi difficulté respiratoire yi pousse nit yi ñu obligé di ventiler nit yi nga xamante ne dañu amee coronavirus bi egsi ci yenn cas yi nga xamante ne foog ñu am assistance respiratoire léegi suñu système immunitaire nag bu ko commencé xàmmee mooy système immunitaire bi nga xamante ne moom lañ tuddee système immunitaire adaptatif bu commencé xeex bi dafay métti ci moom ba nga xamante ne plus muy xeex plus muy am ay cellules yu détruire plus yooyu di dem du dugg ci biir poumon yi am na sax d'ailleurs benn image 3D boo xamante ne mën nañ leen ko proposer waa hôpital universitaire bu George Washington ñoom ñoo ko defar di wane poumon boo xamante ne dafa amee coronavirus ba egg ci cas bu délicat kii patient boo xamante ne la mi ngi am 60 ans ba pare coronavirus bi daf ko jàpp bañ def ko sous respirateur boo leen xoolee partie yi nga xamante ne moom moo xaw a am couleur bu vert jaunâtre yépp coronavirus bi moom la attaqué noonu ba xaw ko sonnal mooy partie yi endommagé yépp médecin yi li ñu wax nag mooy que non seulement dina la sonnal de ton vivant ak heure bi nga xamante ne dañu lay faj mais buñ demee sax bu mun la faj ba coronavirus bi dañ boo moytuwulee di nga am ay cicatrices ak ay séquelles yoo xamante ne à vie lay nekk ci feebar boo xamante ne Pape Cheikh tey nit yi bu ñu toogoon seen kër dinañu permettre ñu daal di koy éviter donc c'est une réalité et ça peut devenir grave am na ñi nga xamante ne tey dinañ am feebar bi ba feebar bi dañ duñ ko sax yëg duñu dem à l'hôpital mais am na ñoo xamante ne image bii ñu leen di won foofu la ñuy mujjee te kenn xamul kan la système immunitaire adaptatif am di gaaw pour mun a xeex ak feebar bi génnee ko ci yaram bi loolu moo waral ñuy ñaan sénégalais yépp ñu toog seen kër éviter le maximum les déplacements di déplacer wu juste pour lu am fulla loo xamante ne mënu la ñàkk comme ni ñu leen koy waxee et puis éviter génnantu ndaje yi ak lépp li nga xamante ne moom mooy permettre propagation bu coronavirus bi ndax état yi ñaanuñu yàlla kenn egg ci. voilà bu ñu yeewu woon rek tey ñu ne ñu poisson d'avril la dafay neex mais malheureusement du poisson d'avril le danger est réel et nii nga ñu expliquer dinañ ci gën yeewu feebar bi ni muy def ci yaram yi doomu aadama defe naa baaxul du tout tey ñëpp nee nañu leen ñu toog donte décrété wuñu confinement total diggante 20h jàpp 6h du matin ci la ñuy am couvre-feu donc on peut rester chez nous bëccëg bi nag ça ne veut pas dire que dañuy libre bu toll ni ku ñu neex jonjonteel fu ñu nekk neex dem def ay rassemblement ak yooyu même bu ñu génnee nañu respecter consignes yi surtout distance su entre ñaari nit na mat 1 mètre. Pape Cheikh il est pas dit que virus bi guddi rek lay wàllante ba tax na ñu ne couvre-feu guddi xam naa ni peut-être suñu situation économique ak le fait que dëkk bi parfois am na nit yoo xamante ne amuñu salaire ci journée bi la ñuy lijjante li nga xamante ne moom la ñu yoree seen njaboot yi moo tax mënuñu jékki-jékki rek ne nañu def confinement ñëpp daal di toog loolu moo waral tey ñu ne nañu def couvre-feu mais couvre-feu bi tamit bu passé nit yi ñoo war a responsable même bu fekkente ne newuñu leen toog leen journée bi ñu toog seen kër yi éviter contact beeg dajaloo beeg parce que tey soo génnee def ay courses pour jënd lekk sa da ngay gis nit yi ci mbedd bi on dirait que dara xewul surtout am na quartier yi nga xamante ne c'est comme si da ngay yaakaar ni feebar bi foo la ñu ko jàppee ba pare même boo demee di def course tey da ngay ñëw yow nga ñëw bëgg a respecter distance su 1 mètre bi ki sa kanam tu lui laisses 1 mètre mais ki sa ginnaaw day ñëw sës la te boo ko nee mu pousse dañ naan kii tubaab la wala dafa def donc li ñuy wax rek mooy ñun nañu jël suñu ay matuwaay parce que bugguñu benn yoon ñu dem ba mel ni yenn dëkk yi nga xamante ne tey ku ci mel ni Italie dem nañu ba xamuñu fan la ñuy dugal seen néew yi tey bu sa mbokk décédé mari day taali amaana doo ko gisaat ba pare doo xam sax fan lañ ko jël yóbbu ko ndaxte amatuñu place ci seen ay cimetière. cas boo xamante ni j'en ai parlé ce matin ak benn professeur buy liggéey ci wàllu parasite nee na ma dafa am lu mu seetlu fan yi ni sénégalais yu bëri bu ñu mënul toog bëccëg bi dañuy mel ni ñuy aye mais dañuy dem fanaani fenn wala dem confiné wu fenn loolu itam c'est à éviter na ñëpp ku nekk na toog ci këram moo gën déplacé wu c'est-à-dire teel a dem fenn pour waxtaani fa ci couvre-feu bi doo dem mais dañuy mel ni ñuy aye ci ay kër jàmbur.
non loolu moom c'est très très dangereux. Je sais pas si je me fais comprendre. J'en ai parlé ce matin ak benn parasitologue ou quelque chose comme ça il m'a dit c'est même pas sûr parce que je lui ai dit man de tey 19h kër Aby Ndour laay dem xam naa sax fa laay fa fanaan mu ne ma déet yooyu baaxul bul seeti sa benn xarit bul dem di taxawaalu ci kër kenn toogal sa kër. non en fait lan moo tax ñu leen di wax nañu toog ndaxte yow mi toog sa kër xamuloo ndax am nga feebar bi ou pas ndax comme ni ñu ko waxee période d'incubation bi ça peut durer de 2 à 13 à 14 jours donc yow si 14 jours yooyu mun nga wàllu ku nekk donc rien que pour ça war nga toog sa kër te kër jàmbur yi ngay dem di toogaani tamit xamuloo ndax nit yi am nañu coronavirus xamuloo ndax am na ku fa ñëwoon wàll leen donc wàllante bi dafa gaaw ba nga xamante ne li ñuy digle nit ñi mooy ku ci nekk yow ñi nga nekkal ak ñoom ba période bi passé su ko defee ñu dem seeti wante bi mun na ñàkk instant bii nii li ñuy ñaan sénégalais yi rek mooy bu ñuy génn nañ génn ci lu am fula loo xamante ne munul ñàkk maanaam ñuy dem faju wala ñuy jëndi lekk wala ñuy liggéeyi c'est tout te loolu boo koy def sax éviter bépp contact boo xamante ne muy nuyoo muy dendante muy nit di éternuer nga koy jege yooyu yëpp ay danger lay indi et puis dama bëggoon lancer benn appel ci benn quartier bu nga xamante ne comme ñun sunu zone bi fi mu toll nii nee nañu ko ñun ñoo ëppale coronavirus fii ci Sénégal muy diggante Almadi Yoff Ngor ak Wakam am na ci benn quartier ba nga xamante ne benn famille bu ñu ma signalé Pape Cheikh activité bi ñu doon def dafa tax nit yu bari dañ doon ñëw seen kër di dugg di génn léegi nag ñoom bi ñu leen jëlee mettre leen en quarantaine dafa am nit yu bari yoo xamante ne jotoon nañ fa dem semaines yi yëpp nit yooyu amul kenn koo xamante ne tey woote na numéro vert bi pour déclarer parce que dañu ragal jarul ragal feebar bi buñ ko teelee gis ñu teel ko prendre en charge moo gën fuuf nga jël ko di ko traîner di wàll yeneen nit ba nga xamante ne suñu nombre de cas yi dafay gën a yokku xamuñu yan moo nar a grave donc ñuy ñaan képp ku nekkoon en contact ak famille yooyu nga xamante ne tey déterminé nañ leen ni que dañu amee coronavirus nga jël de ton propre chef woote ci numéro vert yi ministère de la santé teg pour mën a wax nit ñi que man kat demoon na en contact avec telle famille ñu defal la test bu dee am nga ñu faj la bu dee amuloo nga toog sa kër te gën a def attention et puis moytu di wàllante feebar bi ndaxte suñ ko deful rek propagation bi dina gën a yokku te mara day taali ñaan ñu ko yàlla tey yenn nombre yi bu ñu ko amee prise en charge plutôt dina metti torop fii ci Sénégal. allez merci dawal àggali añ bi ñu ngi lay gërëm bu baax Bijou Sy et toogal sa kër su ma la soxlaa naa la woo. bon courage à toi aussi. merci.